la nit ñi doon wax fan yi yépp tey gis ngeen ko at yi yépp ñu wees ñu koy ngawte ñi naan dictature la ñi naan déedéet ñi naan jaay doole la ñi naan déedéet ñi naan damm tànku nit yi la ñi naan liquider adversaire yi la dama ni képp ku doon taxaw di weddi tey ji war nga am kersa boo amul gàcce war nga am kersa tey ji ci bopp même ku faraloon Macky Sall sax tey ji war nga xëy ni si am naa mbetteel ci waa ji lii mooy le vrai système lii mooy le Sénégal fii la ñu toll lii mooy le vrai visage du président Macky Sall rusloo na képp sax ku ko doon jàppale rusloo na waxuma la nag ñi ko xam si démasqué woon nañ ko bu yàgg ñooñu rusloowu leen mais dañoo am rek dëgg ci kawam dañoo am dëgg ci ñeneen ñi doon jiixi jaaxa que ni sa waa ji dictature la bëgg a samp et que ñemewul adversaire day damm tànk adversaire yi journée tey bi c'est une journée noire je ne parlerai pas de démocratie c'est un mot boo xamante si dañu ko daan naxe démocratie c'est un mot bu ñu yàgg naxe wax leen ma depuis kañ la ñu am justice buy jaarale mbiri ci yoon ay cour des comptes boo xamante si nii mi ngi jaarale mbiri ci yoon ay police ak gendarmerie yoo xam ne ñu ngi jaarale mbiri ci yoon réew moo xam ne da ngay wax sa droit réew moo xam ne da ngay dem jëli sa droit réew moo xam si li nga moom da ngay dem jot ci doo neexal kenn parce que sa droit la réew moo xam si boo demee justice kenn du jënd juge ba kenn du jënd dara réew moo xam ne boo demee police kenn du jënd commissaire kenn du jënd dara réew moo xamante si nii amul kumba am ndey kumba amul ndey loolu buñ ca àggoon mën nañoo wax que ni ñi ngi ci état de droit ñi ngi dund démocratie mais na ngeen ma wax à quel moment le Sénégal dund loolu fàttale leen ma benn jamono bu Sénégal dunde noonu la démocratie dafa damm suñuy cër daf ñoo nelawal pendant longtemps la démocratie ce mot là qu'on nous a vendu ce concept là dafa damm suñu ay laaf ça fait longtemps moom lañ ñu naxe maa ngi encouragé ak di saluer tous les patriotes su ma nee patriote nag mooy ñi nekk ci Sénégal gi ñëpp ñi def politique ak ñi deful politique ñi bokk ci parti ak ñi bokkul ci parti képp ku bëgg réew mi patriote nga ñi nekk fii ak ñi nekk bitim réew maa ngi saluer tous les patriotes du Sénégal rawatina nag ñi génnoon ci terrain bi tey yépp taxawal seen drapeau taxawal dëgg taxawal justice xeex dictature jël ay risques maa ngi ci jaajëfal ñépp ñu ngi massawu nag le président Ousmane Sonko dañu koy ñeewantal ak di ko massawu parce que mooy li war mais fi mu nekk xam nañ que ni il est conscient que système bi mu songu am na risque am na conséquences yu ko ciy fekk te c'est en connaissance de cause qu'il a assumé ce combat c'est en connaissance de cause la dëggal boppam kon tey fii mu nekk nii ña ko fa yóbbu dañ ko bëggoon gàcceel mais dañu xamuñu ne dañ koo transformé yóbbu ko mu doonoon na héros sax mais lam nekkoon héros dañ koo gën a yóbbu mu gën a doon niveau bi nga xamante se nii fa la ñuy yóbbu héros yi mag yi plus ñu koy salteel plus ñu koy gën a yëkkati plus ñuy bëgg a damm ay tànkam plus nit ñi di gën a jël conscience que ni kii c'est la bonne personne munu leen a salteel munu leen a gàcceel koo xamante ni yàlla da koo teral koo xam ne yàlla da koo setal seen objectif tey jii di moo doon gàcceel ko toroxal ko yeew ko yóbbu ko mais plus ngeen koy fexeel plus nit ñi di gën a am yaqin di gën a am yaqin que kii c'est la bonne personne su ngeen sañoon seen ay pexe mu yegg mooy ngeen def seen ay complot nit ñi ci patu Ousmane Sonko jéppi ko daal ni kii patati patata ngeen indi loolu mu teggeeku ngeen ni nan indi leneen te lii lépp nag heureusement ba président Sonko wax nañu ko ci conférence de presse am bi démb wax nañu ne ñi ngi jëm a wut beneen prétexte buñ tegaat suñu leen vu que seen affaire viol bi c'est tombé à l'eau nam leen ko waxee woon noonu la ko gars yi indiwaat kon bépp sénégalais bu doon wax naan na wuy ji boo leen seetal deram tey boo amul gàcce moo bi dafa rëy mais war ngaa am kersa parce que la nit ñi doon ragal tey firndeel nañ leen ko tey ne lii la nit ñi doon ragal parce que ñi ngi ko séqal droit taxu leen a jug démocratie taxu leen a jug justice taxu leen a jug donc moom réticence ya mu amoon kon tey
lii nii jox na ko dëgg. ñépp ñu doon wax justice na wuy ji na wuy ji tey jii bu ñu xoolee situation bi war nañoo jéppi Macky Sall war nañoo jéppi nguuru Macky Sall war nañoo jéppi ñépp ñiy dox ci ay ordre am parce que gàcceel nañu Sénégal. tey journée bi teg nañu naqar bépp sénégalais bépp yaay suñu yaay yi kenn lekkatul kenn nelawatul ñépp a ngi jooy ñépp a ngi ñaan ñépp a ngi woote fu ngeen nekk lépp ci tooñ ak bëgg a dagg tànku adversaire. tey jii nii ñaata bakkan ñoo mënoon a rot nga dem ndaka yow bi nit ñi di wut jàmm yow yaa ngi dem recruter say nervi yooyu noonu moo leen di wax benn affaire c'est pas encore trop tard parce que def ngeen erreur bu mag a mag xawma luñ leen mënta jox ci àdduna ak luñ leen mënta dig ci àdduna mais billahi wallahi tallahi ci kanamu yàlla ci kanamu histoire yéen a ngi def erreur bu mag a mag a mag a mag. ñii jël leen seeni doom raw nañ bu yàgg nekkuñu fii yépp ñu jël leen saraxe leen yónni leen ci seen askan. yéen ñi àndoon ak ñoom élection bi élection jàlle dañ leen a fàtte woon ba ngeen di jooy naan li tax ngeen fàtte yu biñ leen soxlawaatee ñu ñëw sarax leen ay comp yónni leen ci seen propre askan ci ay tooñ suñu leen yónni woon ci dëgg sax seen propre askan da ngeen war a bañ ñu yónni leen ci ay tooñ ndax rek seeni bëgg-bëgg bakkan bëgg sax ci nguur bëgg a toroxal seen askan jaral leen ñu jël ci xaalis bi ñu sàcc ci askan bi compal leen ci pour yéen ngeen ñëw dóor ay étudiants dóor ay marchands ambulants dóor seen frère yu ngeen bokkal ghetto bi. wet leen 2 secondes rek ngeen posé wu ci question ngeen xool seen bopp ci seetu billahi adduna jaru ko barke alquran ak lu ñu leen mënta dig jaru ko wallahi lazim ak lu ñu leen mënta jox jaru ko d'autant plus que yéen a ngi jël ay risques parce que nit ñi dañuy wax après masque boo leen mënta takk soo leen àndee nii mën ngeen cee génn mais bu leen yaakaar ne adduna ñii après dañ leen di tayle seen yoon nekkul ci yéen te ku ci mënta dugg xamal que ni après liste yi day génn nit ñi dañuy wax et vous avez affaire à tout un peuple yéen vous pouvez être 200 300 500 mais le peuple ce sont des millions sont en colère instant bi ñi ngi fippu ay millions ñi ngi fippu est-ce que risque bi nangu ngeen ñiy jëlloo leen ko parce que bu ngeen àndee ngeen song ay nit yoo xam ne préparé wu woon xeex imagine ngeen nit ñi tey bu ñu génne waale woon seen i jaasi ak seen i yet est-ce que bu ngeen leen songee yéen tey seen bakkan du fa des la fa nekkoon tey ci ay nit bu fekkoon ñëpp génne waale neen ay yat ñëpp génne waale neen ay gon ñëpp ay baseball ngeen ñëw ak seen i L200 vous êtes combien vous êtes 100 ou 200 mais bu people yëpp daw song leen génne ay armes est-ce que seen bakkan du fa des est-ce que politiciens yi jaral nañ leen yéen ngeen tayle seen bakkan yooyu noonu est-ce que liñ leen di wax ak liñ leen di dig mu leer leen ne circonstances yi kese moo tax ñu leen koy dig kenn ci ñoom bëggu leen kenn ci ñoom xamuñu seeni problème du quotidien seeni problème u yaay seeni hôpitaux yi seen yaay di dem di mënuñu faa faju seeni ordonnance u yaay seeni doom seeni cousin ñi ngeen bokkal village ba ñi ngeen bokkal Sénégal seen yoon nekkul ci ñooñu est-ce que yéen war ngeen a am benn sensibilité ci kaw ñooñu nga xam ni seeni ennemi lañ ñu jël leen saraxe leen ci mbedd bi ngeen ànd xam nga la foule folle su ngeen àndee entre bande rek day xaw a xabtal un peu seen deret mais est-ce que vous vous rendez compte de rôle bi ñu leen di joué chaque fois ci sama ay wax damay bëgg ñu jubóog police parce que je me dis que ni la plupart des policiers bëri na ci ay patriotes moo tax du ma bëgg a xamb taal bi mais tey am naa lu ma metti lool bi ma gisee ay nervis à côté de la police di dóor ñeneen ñi di bàyyi nervis yi ñuy doxal loolu blessé na ma sama biir xol parce que j'ai beaucoup de respect pour notre police képp kuy takk suñu drapeau képp kuy taxaw ñu lay am ne yow suñu drapeau ngay takk surtout mu jëm ci côté armée police ñu yor suñu kaaraange damay bëgg di wax ak yéen ci ton bu normal damay bëgg di wax ak yéen ci respect mais barke alquranu karim tey am naa lu ma metti lool suñu police ma gis leen ay nervi ànd ak ñoom ñu bàyyi nervi yooyu di doxal ñuy dóor étudiants yi ñuy dóor marchands ambulants yi tey am naa lu ma metti lool jëm ci police te barke alxuraan yàlla xam na que ni j'ai beaucoup de respect jëm si yéen kenn musuma dégg ma wax benn discours de haine jëm ci police maa ngi jégalu kenn musuma dégg à chaque fois sama
discours bi yëpp damay bëgg ñu juboo ñun ak policiers yi. am naa lu ma metti trop ma gis suñu propre police ànd ak ay nervi di dóor seen peuple jàppale nervi yi ci liggéey bi ànd ak nervi yi ci liggéey bi nervi yi yor seen i yat seen i kanam ñu koy gis. am naa lu ma metti trop si loolu barki alxuraan te pourtant chaque fois may wax j'essaye de wax boo yëpp ñu respecter la police. J'essaye de créer benn lien parce que bëgguma ñu enante suñu biir parce que xam naa que ni dañ leen di utiliser parce que xam naa que ni ñi nekk ci kaw ñoo leen di utiliser mais billahi tey am naa lu ma metti lool bi ma gisee la police ñuy dàq ñeneen ñi bàyyi nervi yor seen i yat billahi am naa lu ma metti sama biir xol te du sama rôle man ma yëkkati benn discours de haine pour que peuple bi haine la police parce que cette relation haine entre public et police mën na jur benn tension bu grave te man en tant que nit koo xamante si ni ñu ngi may déglu à chaque fois j'essaie de tisser les liens entre ñun ak la police mais tey ça m'a blessé au cœur ma nekk ci terrain bi gis la police mu bàyyi nervi yi ñu yor ay yat daw di song ñoo xamante nervi mais kon da ngeen ñu bëgg a wax ouvertement on est dans la dictature que léegi état bi day am benn milice ànd ak sunu police nationale gëm wax leen ma bu leen dama bëgg ngeen wax ma ci ay moo que ni loolu la. kon léegi sunu état dafa am benn milice boo xamante si day collaborer avec la police dites-nous les choses de manière de manière claire wax leen ni bu fekkee sunu police dafay collaborer ak benn milice boo xam ne état bi lay liggéeyal ay booy cogère ñoo leen di sant ay mission ñu nekk ci terrain bi est-ce que kon léegi police bi suñu police ab parti la dama bëgg a laaj est-ce que suñu police bi police ab parti la loolu laa bëgg ñu wax ma ko parce que musuma gëm loolu moo taxoon sama discours musuma am benn discours haine jëm ci la police mais tey dama gis loo xam si ni dafa déchirer sama xol est-ce que léegi liñ ma bëgg a gëmloo liñ bëgg ma fanaanoo ko tey mooy sunu police dafa nangu ne dafa am benn milisu état ak ñoom ak milisu état bi ñoo far loolu question boobu laa bëgg ñu leeralal ma ko est-ce que sunu police nationale police su ab état la wala ñoom ak nervi yi ñoo far parce que tey li ma gis ça m'a blessé. ñi ngi ñuy pousse nag ci ay xalaat yu bizarre ñu ngi ñuy pousse ci ay idées yu bizarre parce que tey jii lu ñu gis daf ñuy yóbbu suñu xel ñu xalaate neneen noo xam ne bëgguñu ko woon xalaate maintenant ok da ngeen di tirer ay lacrymogène ok dañ koy jël loolu ci combat bi la bokk ay bal blanc yi ngeen di tirer bis bu ngeen commencé tirer bal réel na ngeen ñu ko wax mais li ma bëgg a wax nit ñi mooy suñu résistance est-ce que résistance bi ñu oote ay bombe lacrymogène day tax ñu bàyyi ko est-ce que résistance bi ñu doon woote ñu ñëw benn bis xuuxal ñu tiire daw dàq ñu day tax ñu bàyyi suñu résistance question yi la yu ma leen di poser parce que ñun ñëpp a wax que ni suñu réew jaral dañu ñu mën a une résistance li ma bëgg a xam mooy est-ce que ñun xeetu lacrymogène bi nga xam ni mën nañoo xaw a miirloo tuuti ak bombu seen tir bal blanc yooyu est-ce que loolu daf ñuy bàyyiloo suñu révolution parce que guddi gii may wax ak yéen leaderu combat bi le premier à tout sacrifier instant bi nii teg nañ ko loxo injustement indi nañ benn pression teg ko di xool ndax mouvement bi day continuer sa révolution wala xuuxalu tay bi day tax mu daw dugg c'est les questions que je vous pose incité wu ma dara mais je vous pose des questions ñun ñoo ni dañoo bëgg suñu avenir ñun ñoo ni dañoo bëgg a defar suñu réew ñun ñoo ni dañoo bëgg a dakkal dictature ñun ñoo ni dañoo bëgg a woote une révolution pour que Afrique siggi pour que suñu réew siggi mais dama ni est-ce que pare ngeen pour ce combat wala quelques lacrymogènes wala quelques balles blancs daf leen di delloowaat seen i matelas c'est des questions que je vous pose. On a tous passé une sale journée ñun ñëpp ci biir lacrymogène yi lañ nekkoon mais instant bi may wax ak yéen leader bi mi ngi garde à vue injustement léegi lan mooy seen yëg-yëgu tey ci nawet bi lan la Sénégal bi yëpp lay waxal waxuma ak Dakar am na nag lu ma comprendre man ni dof dajaloo bi ñuy dajaloo ci benn place comprendre lu ma ko dajaloo bi ñuy dajaloo ci benn place man nit dof comprendre ma ko parce que yoruñu ay armes ñi ñuy amal problème yépp ñi ñuy teg fitna yépp ay armes lañ yor
waaw ana suñu cerveau yi li ma mënul comprendre mooy lan mooy suite bi est-ce que dañuy ñëw taxaw même place ñu yeewaat ñu dóoraat ñu ay ndox yu tàng wala ay lacrymogène ñu duggaat wala nag am nañ cerveau loolu moo tax may laaj di poser ay questions lan mooy la suite est-ce que dañuy yeewu mer dem taxawaat benn place ñu karkarloo ñu place boo xam ne mënatuñ faa génn ñu tiire ñu ay balak ay lacrymogène est-ce que loolu mooy la suite dama leen di poser des questions ñoom tey ñu ngi seen i bureau tey nee nañ journée tey bi xam naa ni teg nañ benn certaine pression booy dañuy sóob rek leer na ma ni tëddi nañ leer na ma ni suba patati patata wala boog ñu ngi naan yii booy pression tey bi bu ko booy maintenir li ñun ni attanuñ ko de on a même pas assez de lacrymogène on a même pas assez d'effectifs te bu booy tasee fu nekk côté bu nekk problème lay doon si ñun leer na ma ni seen ay bureau ñu ngi poser cette question ñu ngi naan est-ce que tey pression bi ñu leen teg génne kii est-ce que du leen tiital ñu bàyyi ñu lever le pied ñoom ñëpp daw ñu ngi poser cette question mais en même temps leer na ma ni ñu ngi naan putain booy pression wu tey bi bu ko booy maintenir dina cool de leer na ma ni ñoom ñëpp tey ñu ngi poser la question yii booy pression bi bu amee ci région wu Sénégal yëpp ni ñuy def man je suis sûr que ni instant bi ñu ngi poser cette question ñu ngi naan pression bi bu amee ci région wu Sénégal yëpp lii mënuñu koo gérer leer na ma ni ñu ngi naan Ousmane Sonko mi ñu téye comment on va faire bu booy noppee toog seen gàll yi suba mën nañ koo jàllale su booy maintenir la pression nag il faut ñu réfléchir parce que buñ ko téyee day cool je suis sûr que ni ils sont en train de se poser toutes ces questions réponse bi nag mu ngi ci yéen mu ngi ci ñun mooy ñun révolution mooy résistance bi ñu doon oote ne ñun dañuy résister pour défendre suñu àq ak yelleef est-ce que après avoir jël quelques lacrymogènes et quelques balles blancs dañuy dem tëddi suñu pooji yaay question boobu laay posé bu fekkee loolu la ñuy tuddee résistance teggi suñu tànk leader bi mi ngi garde à vue bu fekkee loolu la ñu doon tuddee résistance ñun ñëpp kon jaratul ñuy woow la moo résistance mais man ci li ma xam pression wu tey bi États-Unis sax attanu ko pression wu booy tey yi état bu pare comme États-Unis sax attanul pression bu mel noonu 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 2 semaines 1 mois 6 mois 4 ans s'il le faut États-Unis attanul pression bu mel noonu est-ce que ñun tey lu ñu def nii c'est vrai que ni kenn génnul woon pour xeex ñëpp dañu bëggoon wane que ni ñu ngi accompagner le président Sonko pour mu dem wuy ji Sénégalais yëpp ak sëriñ seeg suñu yaay yeeg suñu tante yi suñu nijaay yi ñëpp gis nañ que ne dañoo woo waa ji ci liñ ko woo jaarul yoon ca xam na ni jeexantal bi yëpp mooy dagg boppam su ne woon déwuma woo ñëpp génn du mujj fenn fu dul fi metti ci ñoom la mais teewul mu déglu nit ñi déglu sëriñ si déglu mouvement citoyen yi déglu médiateurs yi bëgg a sauver bépp bakkan bu ci mën a rot wala bépp pression bu ci mën a am mu ne d'accord damay wuy ji te barke alxuraan bu ne woon wuy jiw ma dat ne képp ku bokk ci combat bi suba 9h sama kër na la fekk bu boobaa bu ñëpp génnee police armée américaine mënut a am accès ci kër googu noonu wala boog dina rey ay millions de personnes te pourtant defu ko il a été très responsable et respectueux et yërëm Sénégal yi ak yërëm fitna mu nangu li ko kilifa yi wax nangu li ko médiateurs yi wax daal ne suba damay dem mais loolu dafa fausser seen ay plan parce que musuñu woon xalaat loolu dañoo yaakaaroon que ni piège bi moo doon mu ne dew ma ñu dajale arme bi yëpp créé affaire bu ko defee ñëpp daal ni Sonko daal moom mënoon naa dem rek waaw mënoon naa dem waay far mu mbas leen ne damay dem xëy suba woowul armée kenn yorul bantu bale kenn yorul baseball kenn yorul dara ñu war a raam ndànk ba justice mu toog ak ñoom wax ak ñoom tontu seeni question ñibbiwaat këram mais ñoom buñ bëggoon loolu bu fekkoon loolu lañ bëgg duñu mës a indi ay jiixi jaaxa bul jaar fii fee ngay jaar bu fekkoon loolu lañ bëgg
duñ ko wax fii ngay jaar fee ngay jaar dañuy xam que ni comme que kii wuy ji na c'était l'essentiel. Et même su fekkee fi mu bëggoon jaar la jaar et que mu am ñaari auto gendarmerie ci kanam ñaari auto gendarmerie ci suuf quelle que soit la lenteur rythme bi auto yi dawee balaa midi la dana dugg toog ak juge yi parce que moom 9h fekk na ko mu génn këram. man mi damaa dem bay jàdd ci kër ga ma ni non 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 kër gi su ma fa jaaree te auto bi départ na damay tardé ma jubali direct palais de justice. kon juste pour te dire que ni xaw ma kan moo naroon a tardé mais du le président Sonko. waa nit ki ñu koy woo mu amoon possibilité bañ Sénégal gi yëpp naan na nangu ñëpp di ko ñaan njëkk mu nangul leen ko lépp rek ngir sauver la situation. mais kon war ngeen xam nga ni dossier viol boobu nit ñi doon wax te mu waxoon leen que ni loolu c'est tombé à l'eau laneen lañ bëgg kon yow loolu ñëw na wax jooju mu waxoon ci conférence de presse bi wax jooju ñëw na. parce que tey jii yéen a ngi koy dégg ñu naan ko trouble à l'ordre public ci nit ku nekkoon ci biir otoom di jubali ca juge ba mais on est dans quel pays on peut dire trouble à l'ordre public à une personne bu nekk ci otoom doon wuy ji ab convocation. ay waay Sénégal lan moo ñu dal bii ban Sénégal la bii du Sénégal bi ñu xamoon Sénégal lan moo ñu dal ñii duñu jiite ñoom la ñan kañ lañu nekk seeni jaam kañ la titre foncier Sénégal nekk seen turu baay Sénégal kañ ngeen war a nangu affaire yu mel nii kañ lañu ñàkkee nii fayda kañ lañu ñàkkee nii fit kañ lañu doole nii ay jaamu Macky Sall ba nit yi di tooñ nu mu leen neexee di jël ay décision yoo xam ni teguñu ko fenn rusuñu sëriñ si rusuñu xale yu ndaw yi rusuñu et puis xam nga mais Sénégal lan moo ñu dal. yéen nag gis ngeen teg ngeen seen bët tey vrai visage yu Macky Sall gis ngeen ko le vrai visage de Macky Sall gis ngeen ko rusul leen Sénégalais yi rusul seen ay naqar rusul galère bi ñuy dund rusul feebar bi rusul suñu manque de moyens face à feebar bi rusul yooyu yépp rusu ko gis ngeen tey ni mu taxawoo Sénégalais yi ci nit koo xamante si ni rus na Sénégalais yi ba dem di wuy ji appel bi ñu ko woo boo xam si dañ ko woo hors la loi mais pour sauver la situation mu dem di wuy ji waa Sénégal léegi yéen la c'est pas possible. et ça bi ma wax ak yéen ñu ngi téye le président Sonko ne ko trouble à l'ordre public ci nit koo xam ne mi ngi woon ci otom génn à 9h këram doon wuy ji ci rendez-vous boo xam ne suñ ko mayoon jàmmam 30 minutes après mi ngi toog ak juge bi. waa léegi posez-vous la question à savoir lu tax ñu bëgg ko takkal beneen affaire lu tax ils font tout pour yokkal ko beneen affaire posez-vous ces questions est-ce que nag da ngeen koy xam ba noppi daal di toog nii rek ne suñu yoon nekku si. il ne s'agit plus de président Ousmane Sonko suñu réew la il ne s'agit plus de Ousmane Sonko suñu ak yelleef suñu ay institution la suñu président boo xam si ni ak suñu ay dirigeant ñu ngi leen di dégg ci benn xale bu ndaw buy taxawaalu ñu naan dañ koy recevoir duñ ko recevoir danañ la woo nga defal ñu nangam waxal ñu nangam ñun ñoo lay protéger nañ la jox ñangam ñun on va se plier devant des gens comme ça. On va se plier devant des gens comme ça. xam nga métit lu bi d'accord naa ko de ñun ñëpp ñoo ko comme ni ñu koy waxee comme ni ma koy waxee gis nga mbir yanante sax wax na ko soo ko mënul faj it nga métit lu ko mais nag prenez conscience il ne s'agit plus de président Ousmane Sonko il s'agit de seen avenir yi doom ñii fan ñu jëmee ñii nga xam si ni créé nañ milice ànd ak moom suñu watu police est-ce que vous vous rendez compte de ça une milice d'État laa la wax de bu ànd ak police nii côte à côte police yor seen i yet seen i gourdin dem di dóor yi ay civil ay citoyens sénégalais est-ce que yéen a ngi xalaat affaire boobu noonu est-ce que xam ngeen que ni d'ici quelques années ay jaam ngeen di nekk seen propre réew li xew tey est-ce que vous vous rendez compte de li xew tey milice suñu ay frères yu ñu bokkal ghetto bi suñu ay yenn mbër yoo xam ne ñu ñoo leen di supporter suñu ay gars yoo xamante si ni ñun ak seen yaay yi ñoo dëkk ñoom ñoo ànd ak police yor seen i gourdin di dox ci dëkk bi tey di rombante di ñuy police
waaw mani police avec tout le respect que je vous dois parce que man je respecte seen liggéey ak seen fonction je respecte mon drapeau waaw man lu ma bëgg a laaj mooy waa tey yéen waa police nit yooyu noonu tey kagule woon yor ay yat mais ñooñu ñen la kan moo leen wax yéen ak ñooñu yéen a far c'est une question que je pose à la police. Je ne veux pas manquer de respect à la police parce que je respecte la police mais la question que je pose à la police nit yooyu ñu gisoon tey ñu yor ay gourdin takk ay kagul yor ay yat di dóor ay étudiants ak ay marchands ambulants ak ay xale yu ndaw mais c'est qui nit yooyu ñan lañ ba war a ànd ak yéen sur le terrain. dëgg-dëgg kon on en est là loolu la ñu war a jàpp littéralement dañoo war a ñun ñëpp jël conscience que ni on en est là. dama bëgg ngeen wax ma si on en est là bu fekkee que ni loolu mooy situation bi mooy Sénégal 2021 am na notre police nationale bi ñuy fay ak sunu xaalis ñun sénégalais yépp dox ci mbedd bi ñu gis leen seen ay wet ay nervi yu kagule woo yor ay mbolde ci dëkk bi est-ce que ça c'est une réalité si c'est vrai dañoo bëgg yéen ngeen wax ñu ko ni voilà c'est ça la réalité nous travaillons avec benn milice d'État pour jàpp leen pour dóor leen répondez-nous à cette question s'il vous plaît. gis nga askan bi yéen a ngi yeewaat seen bopp ci mbuumu jaameel bu doy waar barke alxuraanu karim billahi wallahi lii nii dafa weesu jëmmi Ousmane Sonko chance la pour arrêter lii pour stopper lii Ousmane Sonko ndimbal la bu ñu suñu borom indil nga xamante si nii système bii nekkoon fi ay Moustapha Niasse ak yooyu di ñu toroxal ça fait 50 ans ñu ñuy toroxal di continuer mu amaat beneen vent de révolte bu ñëw boo xamante si africains yi ñu ngi décomplexé wu suñuy xool Kagame ñu naan waaw xam nga Ousmane Sonko daa xaw a niroog Kagame ñu ne bu ñu amee ñaari Ousmane Sonko benn Kagame am benn lii léegi Afrique amaat nu mel ñu ne déedéet am ñu nekk si ginnaaw ay lobby ne leen ñii waruñoo jëm kanam comprendre nga ba tax na chance bu mel ne ay Ousmane Sonko ñëw ci jamono ji ñu leen gënee soxla mooy jamono ji ñu war a exploiter suñu ay pétrole suñu ay gaz suñu ay yenn signature yi jamono ji ñu ko war a exploiter yàlla yónni ki gën a jub ci ñoom yàlla yónni ko pour nag kooku mën a gérer lii yëpp génnee ñu ci galère bi ndax kooku bu fi toogee du signé dara lu ñuy gaañ ñu ne kooku du fi toogee du fi nekkee donc kon yéen pare ngeen pour ñu jëlaat leen yeewaat leen ci système bii nii nit yi nga xam ne nee nañ horizon xaw ma 2035 xaw ma fan pare ngeen pour yeewaat seen bopp ndax ñi nii vous êtes des millions ces gens-là ce matin ils étaient quelques centaines vous êtes des millions Mali dañu daan génn ñoom ñëpp taxaw toute la journée ñoom ñëpp te xam ne seen avenir la seen avenir doom te jar na ko pendant des jours kenn delluwul ginnaaw imam yeeg ñëpp ci kanam uniquement du woon pour ab président de pour seen réew la woon parce que bi ñu def loolu ab imam a nekkoon ci kanam amul woon kenn ku war a nekk président du woon mbiru candidat peuple bi yëpp génn mu doon ngandi pression ci ñoom tous les jours ñu taxaw jàkkaarloog ñoom ñuy reculer ba xam ne le peuple détient le pouvoir ñu daal di céder face au peuple ñu daal di céder face à la pression bi leen peuple bi tegoon ñoom bi leen peuple bi tegee pression bañ a teggi tànk tous les jours laa leen wax comprendre nga tous les jours ñu teg pression bi peuple bi dafa mujj a teggi ñoom nguur yi dañoo mujj a teggi seen tànk président ba démissionné waa ñun est-ce que volonté yooyu mi ngi si ñun est-ce que volonté boobu est-ce que gëm suñu réew boobu est-ce que xeex suñu justice soif de justice boobu soif de liberté boobu est-ce que mi ngi si ñun loolu laa leen di laaj est-ce que après la pression d'aujourd'hui bu nga xamante si ngan di victoire de opinion internationale lépp gis nañ li xew
yenn politiciens internationaux sax ñu ngi commencé di ñaawlu li xew. Est-ce que après avoir essuyé quelques tirs de lacrymogène et de balles blancs, est-ce que dañuy dem tëddi nelaw leader bi mi ngi en garde à vue injustement Guy Marius Sagna ñi ngi koy torturer ci jeel bi li ma bëgg a xam mooy est-ce que dañuy dem tëddi nelaw après parce que am na quelques lacrymogènes yuñ tiré loolu rek lay laaj dama koy laaj nag bu fekkee que ni duñ tëdd nelaw dañuy continuer suñu résistance dafa am question bu ma leen di poser bu fekkee tëdd wuñ nelaw dañuy continuer suñu résistance dama leen di laaj benn affaire réew mi ak nu mu yaatoo lan moo tax bu ñuy def suñu résistance dañuy dem ci benn coin taxaw fa foo xam ne bu ñu tiiree dañuy jot man question la bu ma yaakaar gis naa tey ay gars yu wax ne dañuy marche vendredi ma dégg ñoon dañuy jóge fii dem fee ay côté yoo xamante si ni pour ñu tëj leen ça prend 5 minutes ñu tëj leen déstabiliser leen waaw li may poser question mooy ñun lan mooy suñu objectif je pose des questions questions yi may poser mooy ñun lan mooy suñu ay objectif est-ce que dañuy dem ci benn place nangam toog fa bàyyi quelques issues ñu tëj issues yi tiimale ñu ay lacrymogène ban sonn dem ñibbiwaat est-ce que loolu la ñuy continuer di def je pose une question yaa ngi dégg xam naa ni ñi ngi may déglu ñi ngi naan nit dof est-ce que dafa appel à la violence à l'insurrection man je pose des questions ci li ma gis damay laaj ndax ci loolu la ñuy continuer li ma wax lu leer la dama laaj ndax est-ce que dem génn toog ci benn place ne ñu tiire ñu 3 heures de temps ñu dem duggaat suñu gàlle est-ce que loolu la ñuy continuer c'est une question que je pose Dakar ak nu mu toll Sénégal Louga jeunesse Louga affaire bi ni mu soxalee waa Dakar noonu la leen soxalee yéen Kaolack ni mu soxalee waa Dakar noonu la leen soxalee parce que jeunesse Sénégal la Saint-Louis Ziguinchor résistance bi ni ci waa Dakar bokke noonu la ci Sénégal bi yépp bokke et je salue la résistance de waa UGB ak waa UCAD maa ngi saluer seen patriotisme seen bravoure ak seen courage xeex nañ seen ak seen yelleef imposer nañ la résistance parce que dañoo laal seen ak yelleef c'est des gens yu génn yoruñu xeer yoruñu paaka yoruñu mbolde yoruñu dara ànd ak seen leader pour mu wuji justice ñu ànd ak moom di ko bàkk di ko wan ka ni on est avec toi pour bu demee ba déglu ñu toog xaar ko ba mu déglu ba ñu àndaat ak moom gunge ko ba këram ku nekk ñibbi sa kër c'était ça le projet ku jug pour def insurrection da ngay jël ay armes ku jug pour def insurrection da ngeen di gisante par petit groupe nga ni suba fii la ñuy taal suba fee la ñuy taal suba fee la ñuy taal ba noppi ngeen waxante ko loolu mooy appel à l'insurrection mooy appel à la violence ku gis li xew tey man tey bi ma nervi carré suñu jotoon si man dañu may rey parce que yoruma woon sax briquet parce que génnuma woon pour xeex man ak samay moroom booy yi ma àndaloon kenn yoru ci bantu bale parce que xeex taxuñu woon a génn te en face de nous on avait des gens yoo xam ne dañu préméditer li ñu doon def ci bu yàgg ñëw ak seen ay gourdin ak seen ay oto nu mu tudd oto yi ñu leen defoon pick-up yi donc ñun bi ñu naan dañuy dem de manière pacifique ci jàmm ci normal nekk ñoom wax nañoo ak seeni leader ba ñu leen jël leen ay yat jël leen ay mbolde jël leen ay armes jël leen ay pick-up ñun ñooy fay gasoil bi ñooy loué pick-up yi xam naa ñu ne ma xam nañ ñi leen loué pick-up yi bu ñu leen toppee ñu leen xam kan moo fa ñëwoon loué pick-up yi kan ak kan mooy kan te loolu noonu ñu ngi ciy woo gendarmerie bi ñu ngi ciy woo police ñu def ci liggéey. donc ñi nga xamante si nii dañoo génnoon yoruñu arme ne seen résistance mooy en tout cas dootuñu nangu nit jalgati seen ak seen yelleef ànd ak seen leader
ñooñu ne woon dañuy ànd ak seen ay leader ñu kar leen ne leen du ngeen jaar fii du ngeen dem indil leen fitna ci nit ñoo xamante si ni ba léegi kenn déggagul ñu ne la résistance armée kenn déggu ko résistance armée mooy nga woo nit ñi ne leen yor leen seen i jaasi wala ngeen leen yor leen seen i yat wala ngeen leen yor leen seen i fetal wala ngeen leen suba dañuy song tel endroit ñu lakk ko loolu mooy une résistance armée wala violente résistance bii nit ñi woote mooy dañuy génn taxaw ne ñoo bañ ñoo lank te loolu seen droit la waaye lu tax ñu woot seen droit boobu nekk ci ànd ak seen leader ñu kar leen yónni ay nit yu yor ay mbolde ay baseball ak ay weñ ak ay chaîne loolu bonne façon réew la loolu bonne façon état la mais nervi yi joué rôle boobu noonu yéen a ngi def erreur bu mag a mag dellu si wat leen seen xel ci banlieue bi ngeen dëkk pour la plupart xam ngeen galère bi nekk si banlieue bi seen ay frères kase ngeen di dóor ñi ngeen daw songu yëpp ce sont vos frères ñi na ngeen dem fekk université yëpp ce sont vos petits frères et vos cousins li ñuy xeex mooy ñeen seen yaay yi ngeen bàyyi ci kër ga ak seen cousins yi ak ñi ngeen bàyyi ca kaw ga noot gi ñu leen noot sàcc gi ñuy sàcc seen alal dictature bi ñu leen imposé booy yi nekkoon ci mbedd bi loolu la ñuy xeex kon yéen war ngeen a ruus jël seen doole dem di dóor booy yooyu nga xam ne li ñuy xeex ñoom seen intérêt seen mbokk yi ngeen bàyyi ci banlieue bi ak ci région yi la dellu si waat leen seen xel ñu ngi leen di utiliser politicien nit yu dangereux ñu ngi noonu gis ngeen leen ñu def benn fuite benn liste boo xamante si ni ñoom ñoo ko tey def ko fuite jël liste bi dugal ci ay sant yoo xam ne connotation benn ethnie lay doon stigmatiser benn ethnie pour que ñenn ñi merloo benn ethnie bi ñiy saaga leen ñu jël affaire bi yóbbu ko faneen parce que ñoom deret tuuru dérangé wu leen ils jouent avec le feu c'est pas la première fois qu'ils essayent de placer l'affaire d'ethnie sunu biir bañ leen loolu encore une fois je vous déclare sama fraternité ñun ñëpp ay frères lañu ay sœurs lañu ñoo bokk xeet ñoo bokk réew ñoo bokk diine ñoo bokk lépp benn réew moo am muy Sénégal politiciens yi ci seen mboodaay vice bi nekk ci ñoom ak perversité bi nekk ci ñoom jël nañ ab liste bàyyi ci ay quelques sant pour que sant yooyu am luñ ci tudd ak luñ ci wax mu jaxasanu ñun suñu biir ñu saagante suñu biir soyez beaucoup plus intelligent que ça soyez beaucoup plus malin que ça diviser pour mieux régner du ma leen ko jàngal xam nañ que ni mënuñ ñoo jaar fenn fudul ci ay affaire u ethnie parce que jéem nañ ko ci tarixa bi ñu tégal leen ñu daw génne nañ ab liste boo xam ni dans le seul but de nous diviser ba bis bu ñuy wuy ji sunu borom buntu ba bis bu ñu koy mbiib bu ñu mës a nangu ku ñu tàqale ñun les sénégalais bu ñu kenn mës a tàqale muy Fuuta Casamance Dakar Thiès Kaolack Diourbel foo xalaat ci Sénégal Tambacounda fépp fu sénégalais nekk bu ñu mës a nangu ay sagaru politiciens ñu jaxasenu la fi sunu maam yi bàyyi woon def ñu ay kal ñii def ñu ay taalibe ñu duggante suñu biir nga xam si nii da ngay sant nii nekk taalibe kële nga sant nii nekk kalu kële bu ko daray àdduna yàq te mbonaayu politicien nekk àgg na ci jéem a dugal loolu noonu pour tàqale ñu ñun suñu biir ba tax na maa ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen di dem ak seen xel yéen ñëpp dee leen dem ak seen xel xam leen ñan ñooy say ennemi seeni ennemi su ngeen xasee ba identifier seeni ennemi da ngeen doog a xam ban combat ngeen war a mëne ñoom dañoo bëgg ngeen juum d'ennemi dañoo bëgg indi diversion problème bi ñu jël ko yóbbu ko faneen déedéet soyez beaucoup plus malin que ça yéen fexe leen ba ngeen xam ñan ñooy seen ennemi te seen ennemi wan nañ leen tey ñan ñooy seen ennemi ku ko xamul woon tey xamoon nga ko képp ku doon toog naan na wuji justice tey am nga kersa képp
ku doon wax naan dafa war a wuy ji tey am nga kersa parce que ñeneen ña féete woon beneen côté ba nga leen di xaw a jàppale ci pet tey wan nañ la yan façon nit lañu wan lañ la kani ay voyou lañu guerre lañu bëgg fitnaal nit lañu bëgg kut ko kut jël benn nit koo xamante si ni pare woon na pour wuy ji ñu collé ko ab motif boobu la ñu bëggoon ba créer garde à vue boobu la ñu bëgg ñun nag li ñu bëgg mooy ñu tegg suñu tànk ñoom loolu mooy seen souhait ñu tegg seen suñu tànk pression bi wàññeeku bu ñu sañoon dama leen di wax nag lu leer ñoom bu ñu sañoon instant bi ñun ñu teggi suñu tànk bu ñu teggee suñu tànk ñu xool ñoom seen biir entre procureur ak juge ñu ne non nañ ko woo bu ñëwee ñu def ko mandat de dépôt parce que dossier bi yokk nañ ci insurrection yokk nañ ci trouble à l'ordre nangam léegi war nañ ko mën a dugal mandat de dépôt loolu yépp mi ngi dépendre ci la volonté populaire nan la mel ñi ngi xool dofuñu de ñi ngi xool te dofuñu ñi ngi xool la volonté populaire fan la toll pression bi fan la toll lan la jaral nit ñi ci la ñuy jële seen décision foofu la ñuy jógee jël seen i décision pamti président Ousmane Sonko yokkal ko ay dossier fenn ci fi ñu nekk nii yóbbu ko ci juge d'instruction bi pour mu ni ko ok affaire viol bi sax man waxatuma ko mais dama lay woo parce que insurrection nangam ak sangam trouble à l'ordre public da ngaa bokkoon ci manifestation ban manifestation nit ku dugg ci otom di wuji justice mën naa bokk ci ab manifestation yéen jox leen ñu tuuti respect jox leen sëriñ si respect jox leen suñu yaay yi respect jox leen borom xel yi respect ban manifestation ban trouble à l'ordre nit ku dugg ci otom doon wuy ji juge ngeen ni ko nii ngay demee naa ngay demee lii ngay sol fee ngay taxaw fee ngay jàdd loolu mooy lan loolu mooy ban façon wax nit ki génn di wuy ji nga naan ko fee ngay jàdde boo dee fare fàtte noonu te moom xamul lan ngeen ko tegal ci yoon boobu ngeen ko jaarloo dara wóoru ko ni bomba nga fa corniche bi yëpp ay nervi la woon kan moo ñu wax lan moo ko doon xaar ci nervi bi ci corniche bi man maa ngi woon ci corniche bi ay nervi song nañu ci corniche bi te corniche bi yëpp ay nervi la woon waa kut ko kut ngeen bëgg mu jaar ci corniche bi moom ci jëmmi boppam lan moo ko xamal ka ni corniche bi doyoon na xelam kan moo ko wax ka ni bombu nekkul woon ci corniche bi kan moo ko wax ni ay liggéey yoo xam ne bu jaaree ci corniche bi dee na tàkk na ci liggéey yooyu nekku fa woon kan moo ko wax ka ni nervi yi benn instant otom du taxaw am lu ko fa dal waa lan moo tax ngeen ñëw ne ko kut ci corniche bi ngay jaar day wuy ji accompagner leen ko ñaata oto ngeen yor ñaata mu accompagner leen ko bu dem toog wuy ji xam ngeen bu baax li ñuy wax ay waxu nit la yu leer ne midi su ngeen ko bëggee jël xam ngeen ko su ngeen ko bëggut a jël xam ngeen ko moom ànd nag ay avocat lu tax ngeen bëgg koo jaarale yoon boo xam ni yoon ba xamul lu fa nekk lu tax ngeen bëgg koo forcer yoon boo xam ni xamul yoon boobu yoon ba yépp ay nerveux nga fa te xamuñu lan moo nekkoon seen ay objectif waaw su ngeen tegee seen ay barrières ngeen bloqué nit yi moom ngeen isolé ko ci corniche bi ba noppi na ko jaaral ci corniche bi mais kan moo ko wax que ni sécurité may na ko mu jaar ci corniche bi kan moo ko wax que ni xelam mu dal wala ay conseil am neewuñu ko boo jaaree ci corniche bi liggéey nañ la fa peeru liggéey boo xam ne fa ngay jaare yow dee une semaine après kan moo leen ay supposition rek laa leen di wax kan moo leen di wax que ni soufflé wuñ ko ci nopp bi na ko ay nervi ñoo fees ci corniche bi yéen lu tax ngeen bëgg kut ko kut ngeen forcé ko mu jaar ci corniche bi te su ngeen ko accompagner woon même pas 30 minutes mu dugg palais de justice ça va respecté leen Sénégal respecté leen Sénégalais yi respecté leen Sénégal ak Sénégalais yi respecté leen